yoon bi ngeen awe fu la leen di ñëpp di nawe repère si xale wala ànd ak doole ju bare teere njaay si xare man gisuma ko koy bare repère si commune wala sax ma suju moomin ne leen repère jëpp li doo koy yëngal amul ragal dem ba jeex salsalato jal bi ñamaañoo jubri dew si gem bi doon fi seen commando borom jaxu warul xeex ak borom baatu neen seen xete ñu sonal comme ay fausse douce jubri ñëw na ànd ak confiance yuuxu ambulance ndigal laajal alliance xaju boni ñoo ngi mbëm jubri doo ko gis mu daw fu laa jaay da xaar jubri fi samp ñetti mbaar kon nag ndigal da ngay xaar da ngay laajte fu nu juge gorom ndigal la ñu juge bëgg a defar li ngeen tële nangul ndogal te xam ni jibri booy la yàlla yabal maternil de dootul am jibri ndigal la ñu gëm ànd ak repère may la caat jibri ndigal moo koy daaj fi nga dëkkal la ñu dëkk gorom ndigal ñoo la bëgg baan bi loor ba gorom dë deeni ñaay ba deeni géej repère moo koy yëngal gësam repère moo koy yëngal gësam repère ñëw na dafay yëngal xajal leen ko waay ñoom dañoo bare ba seen a yéeg fu kawe yoon bi ngeen awe fu la leen di ñëw di nawe repère si xale wala ànd ak doole ju bare teere njaay si xare man gisuma ko koy bare repère si commune wala sàmm suñu moomin ne leen repère jëpp li doo koy yëngal amul ragal dem ba jeex borom xool sa kaw sa kanam jibri ñëw li yàgg mu defar da nga bëgg mën ma toro waaye di nga dee si kenn data nga soxor xoolal si ker ndax lu muy def coono la dat moo ko mee lu mu am ñëpp di coow mu dogalu neex yàgg lu bees may woy ñoom ñëpp di bég tooga si kenn di giri bu faas loxo si poos du ñu bëgg a mën tëgg si tama nga daanu si pax bi gi di saf nga ñàkk sa place yàgg coob yàgg toos si xal yàgg muñ yàgg uut di dem wax ko ñu dégg te dafa ñu gis ko repère soo bi am sig sac ku ko sàcc boo ñàkk sa sens si irritation yi demi defal mag di toog bala bay di demi kil ba ma jabax du ma ni fili bu mu nekk changement boo xamante ne da nga fiy jëgle golo gi teg fi dàngin gi ndax dégg ngeen ma ne ndax dégg ngeen ma kenn du changer pour changer rek booy changer da nga fiy teg li gën te coalition ànd nawle suqali sunu gox mooy coalition bii gën lan laa dégg léegi waxuma ko de ndax yéen a dégg waye mbaam lépp lu ñu fi def umpul seen nopp lépp lu ñu fi def umpul seen bët yi yéen a ko wax léegi ngeen ne ñu ngi dugg fii di may xaalis ñu ngi nekk fii présentement di propagande du yéen a ko wax yéen ñëpp da ngeen bokk ci ay masse mooy club li ñuy wax masse nan ngeen di tànnee seen trésorier ki leen di yoral seen xaalis nan ngeen koy tànnee ah ku jub waaw léegi est-ce que mës ngeen gis un trésorier ñu koy nommé mu yëkki loxaam waa léegi kii bëgg ni dama bëgg nekk maire ñëw ni xaaral ma jox la xaalis pour nga woteel ma c'est exactement la même chose benn la kaay ma yoral la sa moomin waaye xaaral ma jox la 10 000 xaaral ma jox la 1 million xaaral ma jox la 10 millions kooku bu la yoralee sa moomin am na leneen lu mu ci bëgg yéen a ngi may dégg bu baax bu leen juum nit ki bu fekkee dafa bëgg a yor ci njub ci sincérité ci dëgg soxlaawul jënd conscience su nit ñun jënduñu kenn ñii ñëpp kenn mosul woo wax mënul ñoo taxaw fii wax la ni la jox naa leen 1000 francs soxlaaw ma ko donc ñu waxtaanaat tuuti lan moo fi manqué ngeen wax xam naa ko mais dama leen di interroger directement wax leen benn ndox ngeen wax ñaar CEM avant lycée CEM la yéen a ngi bëgg dee xale bi laay jox kàddu gi léegi mu wax loo wax. asalaamaaleykum waa Waye Mbam maa ngi leen di nuyu ku nekk si turam ak santam ñu leen di ñaan yow maire
nga lii defaral ñu école chaque jour dañuy dox suñuy jàngi dañuy dox suñu wàccee dañuy dox suñ ñëwee duñu xam saa lu nekk suñu xalaat duñ saa mun a jàng loolu rek lañ la ñaan ak ndox. merci beaucoup. xale yi ñoo sonn xale yi ñoo sonn xale yi ñoo sonn te xale yi ñooy yar mag ñi ndax lii yar la ndax lii kàddu la goo xamante ne man mii la jëkk a yar man mii ni dama soxla mairie bi du moom laa ko jëkk a déggee cité Baobab kër Simbiri benn xale boo xamante ne moom ak kii ñoo maase lu mel nii rek la wax nee ne ñun suñu xëyee di jàng suñu laan àgg dañuy sonn maître bi li muy jàngale duñ ko dégg dañuy nelaw bu ñu jàngee ba pare bu ñu ñëwaatee dañuy sonn duñu mën a ubbi kaye jàng loolu leçon la loolu yar la boo xamante ne xale moo koy def ci mag kon ñii di tàllal seen loxo ni dañoo bëgg a jiite mairie war nañoo xam seen bopp war nañoo xam ne mairie responsabilité la tànneef gu éminent la maire ak conseillers yi laa wax tànneef gu kawe la ndax dañoo nekk ci collectivité territoriale ñu choisir la ne yow yaa war a diriger kon tànneef gu kawe la kon ku ñu ko defal war ngaa xam ne du yow sa bopp sag mu am xam-xam ak sag lii moo tax c'est parce que nit ñi dañ la wóolu kon ndox mi ngeen ni amul ngeen ne école bi amu fi CM ngeen ne courant bi manqué na ngeen ne mbay mi mu ngi dem ngeen ne sàmm gi mu ngi dem waaw moo ne santé bi baaxul yooyu yëpp ngeen wax léegi dama leen di laaj loolu kan ngeen yaakaar gannaaw yàlla mu doxal ko. ma ne merci 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 jërëjëf 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 solution nëgëndiku bi ñuy jëkk a def mooy mobiliser benn Njaga Njaay wala mobiliser benn bus pour jokk xale yi ñuy jàng loolu mooy première solution négandiku ndax it tabax fi CM dina jël temps donc kon solution négandiku bi ñuy njëkk a def mooy mobiliser benn car mu ramasser xale yi ngenduuf xale yi woye mbaam xale yi mbéy bi ci gën a neex mooy dinañu waxtaan ak borom suuf yi nekk fii ci woye mbaam nag laa wax ñu xool nan lañ fi defee réserve foncière pour fu ñuy def lycée complet lycée bi nag classe yi ñu fiy njëkk a tabax CM bi la ndax tabax lycée pour mu teel a àgg ci 5 ans yombul mais lii gën a urgent avant les 5 ans ñu jéem a tabax benn CM bu baax xale yi bañ a demati Bambilor di fa jàngi. ma ne ñun du ñu nekk maire boo xamante ne dañuy daw suñuy responsabilité ñàkk responsabilité paasewul ñu ne la dañoo soxla CM nga ne du sama compétence te texte bi li mu bind leer na ne la première compétence d'un maire elle est d'ordre général da ngaa war a dox ci lépp yow yaay magistrat sa waa commune lépp lu ñu soxla da nga ci war a taxaw ñun nag ci wàllu njàng bu ñu amee possibilité avant 5 ans yi di jeex ñu def fi lycée bi ndax dina fekk population bi yokk ba mën a am élèves yu mën a dem ci lycée voilà kon dinañ ci góorgóorlu bu baax farata bi kon mobiliser car rapide incha allah première semaine bu ñu xoolee situation mairie bi bu ñu faloo première semaine ba premier mois bi dinañu ut Njaga Njaay
wala un bus muy transporter élèves incha allah. gis nga bu du woon sunu mbokki moodu yi dëkk bi dina metti de moodu yi daal ñoo fi góorgóorlu matériel bu ñu gis fële andi ko fi di leen ko dimbali donc jaaraama moodu yi ak diaspora bi donc tàccu leen bu baax am nañu njëriñ. merci léegi le 23 dañu woo population commune bi yëpp ñi leen ñëw leen voté le 23 bu passé ñu fàtte leen léeg-léeg loolu du yoon loolu du wekk doomu aadama boo bëggee wekk doomu aadama mooy le 23 bu passé élection ngay wax ak toujours kooku noonu di consulter di ko laaj toujours luy jafeem di ko laaj lan nga bëgg di ko laaj aussi nan lañ koy fajee. donc ñun loolu lañ bëgg a proposer moo tax ñu bëgg fi teg ñaari conseil consultatif Fat Faye choisir nañ ko pour mu nekk conseiller nekk ci 3e position xaw ma 4e position donc boobu am na njëriñ mais Fat Faye rek doyul Fat Faye rek du mën a toujours représenter waa Waye Mbaam dañu ko bëgg a ubbi niñ ko bëgg a ubbee mooy créer beneen kuréel goo xamante ne ay nit dinañ ci bokk ñu naw leen ci am xam-xam ñu naw leen ci mën a taxawu seen dëkk ñu naw leen ci mën a taxawu seen askan ñu tànn leen ñu dugg ci conseil boobu pour mag ñi ak pour jeunes yi ndax jeunes yi soxla nañu carrément seen kaddu ci mairie mag ñi soxla nañu carrément seen kaddu ci mairie moo tax ñu bëgg a ubbi nit ñi di ñëw di waxtaan di def ay proposition di wax seen problème ñu àndandoo di ko saafara loolu farata la ndax buñ ko bëggee yemale rek ci parti politique yi ci coalition parti politique yi léeg-léeg dañ leen di fàtte te loolu lañ leen yàgg mës a naxee te loolu doxul kon dañu bëgg a doxal li ñuy wax démocratie locale bëgg nañu ko fee def créer site internet pour que xabaar bu am ci mairie bi nit ñi am ko jéem a xool aussi nan la ñuy def ba teg fi benn rajo communautaire nit ñi di déglu xibaar yi nekk ci mairie bi il faut ñu innover teg fi un livre foncier pour que coowal suuf li wàññeeku lu farata la ba pare góorgóorlu sunu suuf si ñu bañ ko di ko yàqat ñu bañ di ko jox waan Ndakaaru suuf si waa commune bi ñoo ko moom d'abord il faut que jeunes commune bi doomu commune bi am ci d'abord donc ndox mi courant bi nee naa ndox ak courant léegi daal bokkul ci sama vocabulaire ndax nit fu mu dëkk war naa am ndox war naa am courant kon loolu mooy première décision yi ñuy jëkk a teg fépp fu am ndox du Waye Mbaam rek fu ñàkk ndox dañ ciy xar suñu tànku tubéy pour ndox mi ñëw loolu moom jarul sax ngeen di ko laaj jarul ngeen di ko demander dinañu def ñetti cartographie ba ci ñeent cartographie bi ci jëkk ci wàllu wér-gi-yaram wi lay nekk ci santé bi mooy lan ñu xool ndax fukki dëkk ak juróom lañ fi am ci commune bi juróom yi ñoo am poste de santé fukk yi amuñu te juróom yi am poste de santé yi doxul dara baaxu ci amul ay médicaments amul matron amul personnel boo xamante ne personnel de qualité la kon juróomi poste de santé yi dinañ fexe mu dox bu baax waaye it ñu jëlaat juróomi dëkk ba ci ñeenti dëkk ñeent ba ci juróom laa bëgg a wax ñu xool nan lañ fay defee poste de santé incha allahu dinañ ko def donc cartographie boobu dinañ ko teg aussi beneen cartographie jéem a xool yan cité yan dëkk ñoo ñàkk ndox ñu dem ci autorités yi waxtaan ci ak ñoom ni leen fii ay doomu aadama ñoo fi dëkk te fa ñu dëkk condition yu metti la ndax ñàkk ndox mën na poser un problème de santé publique ndax naan ci teen baaxul moo tax mën a day poser un problème de santé publique donc dinañ def cartographie boobu tamit
dinañu góorgóorlu ba lépp luy activité agricole ñu fexe mu continuer mu dox ndax mbay farata la ndax mbay day indi xaalis ndax mbay day indi ay légumes dinañu góorgóorlu ba sàmm gi nekk fi ndax naan meew baax na ku na mën a reer bi léeg-léeg cereg meew la sunguf meew bi baaxul nu ñu bëgg a meew nag ah mu ne voilà ah ma ne farata la li ñuy wax nii farata bu rëy la ndax it loolu ñu fiy waxtaan nii boo ko amul jëndi ko faneen boo ko jëndee faneen paasal ko kon dafay gën a cher kon nañ góorgóorlu te it dimbali président de la république bu fi mën a nekk la ndax président tamit li mu gën a metti mooy zone bu amul emploi te boo dee xool jeunes yi ils n'ont pas de travail amuñu liggéey mais bu nu complexe tool liggéey la te liggéey bu baax la defar centre de formation dina tax xale yi am seen métier yokku créer ay séminaire de formation pour enseignants yi créer ay module de formation pour menuisiers yi pour tailleurs yi mais baax na day yokk seen xam-xam day mën a tax ñu dugg sur le marché public day mën a tax ñu mën a participer si lu bëri te loolu yëpp ñun bëgg nañ ko fi def permettre ak képp koo xamante ni yaa nekk ci artisanat bi moom laa wax léegi menuisiers yi tailleurs yi tout le monde ñu associer leen ci gestion bi ñuy gérer commune bi créer ay module de formation électriciens yi xool nañ leen di former sur le photovoltaïque mooy solaire bi former leen ci ndax loolu moo yor léegi dëkk bi il faut ñu former leen si ndax mairie bi dina soxla ku ko entreteniral ces panneaux solaires yoo xamante ne dinañ ko fi def mais yooyu yëpp il faut ñu jàppale jeunes yi au lieu ñu koy wuti ji si àll bi mais ñu former xale yi nan la ñuy installer photovoltaïque nan lañ koy entretenir c'est très important donc c'est ça le projet ah beneen bi éducation formation wax nañ ko léegi wax naa ci culture moom laa bëgg a wax léegi la culture bu ma koy wax surtout intéressé na sunu yaay yi waaye gën na intéressé jeunes yi ndax culture kenn du ko yemale ci tabax foyer culture lu am solo la lépp luy lu baax ci nit moo koy def culture mooy lecture mooy art mooy danse mooy aussi jéem fi saxal ay festival lébu yi di mën a organiser seen cosaan joolaa yi mën a organiser seen cosaan njaago yi organiser seen cosaan donc loolu dafa baax ci xale yi ndimbal la sunu yaay yi la ñu daan dund ci ay mbaaxaay ñu mën ko dugal ci seen doom yi loolu culture moo koy def moo tax bëgg nañu encourager ay festival yoo xam ne dañ koy organiser di ñaaxaat xale yi lan mooy jom lan mooy kersa lan mooy fulla lan mooy am liggéey c'est très important donc bëgg nañ ko fi def mais également ci culture bëgg nañu ériger un centre socio-culturel à Bambilor pour permettre à la jeunesse de se ressourcer c'est très important mais également surtout pour jeunes yi mën a retrouver wu di débattre di wax seen ay problèmes di wax ay solutions mais également di anticiper sur beaucoup yoo xamante ni moo war a ñëw donc Woy Mbaam l'heure a sonné Woy Mbaam urgence ñëw na pour ñu changer drastiquement lii xew ci commune bi Woy Mbaam ma ne dafa jot situation bu metti bi ngeen di dunde nii ngeen am occasion pour changer ko jot na le candidat idéal le candidat du bon changement la coalition pour un changement drastique ànd nawle suxali sunu gox moo ñëw fii wax ak yéen di leen wax ni leen vote dafa am njëriñ
vote dafa am sens ndax seen avenir daf ci aajaw seen bëgg-bëgg daf ci aajaw kon bu leen ko sàgganee na ngeen xool bu baax ki ngeen di tànn bañ a juum bañ a erreur ndax seen ay problème seen ay jafe-jafe seen bëgg-bëgg yéene ko waxal seen bopp ku jub rek moo ko mën a def ku am compétence rek moo ko mën a def ay nit ñu dëggu ñoo ko mën a def ay nit ñu sincère ñoo ko mën a def donc ñu ngi leen di wax ngeen choisir le candidat Daouda Diong avec la coalition And Nawlé Suxali Sunu Gox ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm merci beaucoup loolu moo nekkoon suñuy kàddu di gërëm Fat Faye di gërëm Mao di gërëm madame Gassama di gërëm Sari di gërëm toute la population de Woye Mbam kontaan nañ ci yéen bég nañu ci yéen yal na yàlla fay leen avec cette coalition li ma leen mën a wax mooy ensemble nous allons gagner ensemble nous allons changer la commune. fa seen a yéeg fu kawe yoon bi ngeen awe fa la leen di ñëpp di nawe rompet si xale wala ànd ak doole ju bare tey njaay ci xare man gisuma ko koy bare rompet si commune wala sàmm suñu moomin ne leen rompet